boo buggee lu borom alal yi lekk nga lekk te yow amagoo alal boo buggee lu borom alal yi mel nga mel te yow amagoo alal dëkk bi ku nekk ak li nga yelloon dëkk bi ku nekk ak li nga tolloon dëkk bi ku nekk ak li nga méngool dëkk bi ku nekk ak li ngay nurool dëkk bi ku nekk ak ki nga juboon dëkk bi ku nekk ak ki nga déggoon dëkk bi ku nekk ak ki ngay xuloon dëkk bi ku nekk ak ki ngay xelloon dëkk bi Sénégal mosula naqari ndax lu waay di xeeb nit a ngi ni siiw jot ci Sénégal mosula naqari ndax lu waay di sàggane nit a ngi ni siiw yem ci Sénégal mosula naqari ndax lu waay di gedd nit a ngi ni siiw mos ci Sénégal mosula naqari ndax lu waay di jaay nit a ngi koy jënd di maye asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su ne ñu ngi bàyyi xel seen rajo Rewmi FM Dakar 97.5 rawatina seen émission sociale toute la ville en parle li riir si dëkk bi samedi bu jot 10h jàpp 11h ngeen ci ànd ak Ndeye Comba Moreau tey ji nag seen émission sociale comme niñ ko daal di waxee woon ni gi ni samedi bële 16 juillet ñu daal di dalaloon ki nga xamante ni mooy Jean Fall nekk psychosociologue théologien astrologue ñuy waxtaanee lépp lu soxal li lee di wàllum franc-maçonnerie fii ci Sénégal franc-maçonnerie ci àdduna bi lan moo tax nit di daal di dugg ci société secrète guni mel franc-maçonnerie ak religion ak lépp lu soxal société secrète guni mel kon première partie bi ni gi ni samedi 16 juillet ba lañ ko defal tey ji nag deuxième partie bi tey ji samedi 23 juillet Jean Fall ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. Ndeye Comba maa ngi lay fay di nuyu waale ses auditeurs yëpp di rafetlu invitation bi nga xamee ne moom ngeen ma defal tey jile muy deuxième partie émission franc-maçonnerie ak religion bi. ak li ci ndax nit ñi di ci dugg. ñu lay jaajëfal ci sa disponibilité parce que c'est pas évident ñu lay jër ñaari samedi te xam naa ne bu fekkente ni waxtaan bi yeggul parce que question yi nga xamante ni askan wi ñu ngi koy laaj ci wàllum franc-maçonnerie bari na bu fekkente ni yeggul dañ koy daal di yeggale ni gi ni samedi prochain incha allah di la jaajëfal ci sa disponibilité ni gi ni samedi bële nag ñu daal di tolloon ci li nga xamante ni mooy franc-maçonnerie ak signe bu ñu waxee signe maçonnique maanaam signe yi nga xamante ni franc-maçon yi ñu ngi koy daal di communiquer seen biir wante tamit di tax ñuy xàmmante seen biir xàmmante gu ni mel dem nag ba askan wi am ay signes yoo xamante ni xàmmee nañ ko wala sax ñu ngi koy daal di gis xamuñ lu muy daal di signifier signes yu ñu mel buñ ci daal di duggee dañ lay laaj lan mooy 666 xam nañ ni chiffre gu ni mel la muy représenté ci secte maçonnique lu am solo la. waaw
jërëjëf Ndeye Comba maa ngi rafetlu comme ni ma la ko waxee léegi émission bi di wax rek ni balaa laataa ñuy avancer ci émission bi dañuy fàttali rek ni keroog li nga xam ne moom moo taxoon a jóg franc-maçon yi. waaw te la wax rek ni ci wàllu société secrète boo xamee ne la moom dañuy lay initier mooy association boo xamee ne initiatique la tudd. boo xamee ne dañ lay jàngal. li nga xamee ne moom mooy charte ak ponk yi ak règlement yi nga xamee ne ñoo nekk ci biir ak comportement attitude bi nga war a am. te ci biir loolu yëpp wax naa leen fii keroog samedi. ni la li nga xamee ne ñi nga xamee ne moom lañ gën a ràññee jëkk ko ràññee mooy les anciennes loges bi nga xamee ne moo nekkoon Londres. ak loges yi nga xamee ne ñoo nekk fële ci Irlande ak yi nga xamee ne moo nekkoon Écosse. mooy loges yi nga xamee ne moo jëkkoon nga xamee ne amoon na. waaw ba ci France sax ñoom boo toogee ba dem na lu toll ci juróomi at ba nga xamee ne ci 18e siècle. foofu la loge France 1723. ci la loge France le Grand Orient boobu ngay dégg France ci la sosu ba nga xamee ne rek li ko taxoon li inspiré woon franc-maçon yi waxoon naa la ne bu ñu demee ba 4e siècle avant Jésus-Christ dañu inspiré woon ci administration bi nga xamee ne moo nekkoon Chine. dégg nga ci tangu Fu Manchu yi ak ci tangu muraille de Chine yeeg de dynastie des Song et des Ming. mooy fi nga xamee ne fa la ñu inspiré woon ci ni nga xamee ne noonu lañ doon defee administration. ci wàllum administration waaw wàllu administration bi. te ci biir loolu yëpp dégg nga dafa am nag ay mbir yoo xamee ne dafa tey xel. ci biir franc-maçonnerie. mooy lan. mooy li nga xamee ne mooy li ñu jël. dégg nga daal di ne c'est am ay initiation satanique yoo xamee ne lépp li nga xamee ne moom lañ ciy def soo demee ba gëstu ci wàllu diine yi da ngay gis ne ci wàllu chiffres yi dafay am chiffre occulte yi. dafa am ay ressemblance yoo xamee ne soo amul xel bu baax wala dëgëroo wala nga am teyeef ci nga ciy war a mën a dugg. ndaxte soo xoolee. su fekkee ne da nga ñëw ci religion musulmane. da ngay gis ne booy def baxyaatu boo koy def 33 chiffre 33 ngay jël. ñoom chiffre 33 mooy seen grand conseil bi nga xamee ne moo am chiffre 33 dafa am solo. te boo jëlee chiffre 33 dugal ko ci biir christianisme. da ngay gis ne Jésus-Christ de 33 miracles la def. te boo xoolee également 24 guérisons. 24 yoo xamee ne dafa wéral. ay ñu feebar gaana ak ñoo xamee ne dañoo amoon ay gàllankoor ci seen wàllu wér-gu-yaram. donc soo xoolee 33 dégg nga daal di nekk moitié 66. parce que yaa ngi ma laaj léegi. 666. et 66 ci alxuraan moom mooy correspondre ak Allah. alors léegi su fekkee ne da nga dem ci téere alxuraan bi nga daal di gis ne leer yi nga xamee ne moom la ñu xam moom la yàlla wax ne ñun xam nañ ko. soo demee ci biir téere bi ngay jël di tànn benn par benn da ngay gis ne suraat yi nga xamee ne ñooy wax ci leer gi ñu xam yépp boo ko compté 24 la lay jox. 24 soo jëlee 2 ak 4. nga additionné ko mu jox la 6. soo jëlee 66 indi ko mu jox la 666. an nuuru mooy li nga xamee ne ci leer gi nga xamee ne moom la ñu xam. mooy leer gi nga xamee ne moo nekk ci Kaaba ga fële. donc lumière statique de la Kaaba moom mooy 666. bon. waaw léegi. léegi li nga xamee ne moom laa bëgg a commencer su ma exposé. moo di que ni. su fekkee ne nee nañu bu ñu demee ba ci Bible bi ñu daal di gis ne au 13e chapitre de l'Apocalypse. 666 nekk na le chiffre du diable. kon nag donc ñi nga xamee ne dañu gis religion yi ba taxaw ci religion christianisme catholicisme. ñoom pour ñoom 666 dafay nekk le chiffre du diable. Un chiffre diabolique. Mais soo tuubul
wala nga convertir à la religion musulmane doo mun a xam ne 666 dégg nga moom mooy lumière bi nga xamee ne leer gi nga xamee ne moo nekk ci kaaba gi fi ñu toll nii parce que soo xoolee ci franc-maçon yi dafa am ay tur yoo xamee ne dafay xaw a niroo ak li nga xamee ne mooy terminologie bu alxuraan parce que da ngay gis ne par exemple da nga am na benn personnage emblématique boo xamee ne jinne la aussi dafa am li nga xamee ne mooy yaramu nit ak boppu chèvre ak ñetti bijjën bokkul ak Lucifer kooku ñoom moom la ñuy wax Baphomet Baphomet xam nga Mahomet Baphomet dem nañ ba nga xamee ne ci biir li ñuy raconté ñu daal di ne ñi demoon Moyen-Orient dégg nga ak li nga xamee ne moom lañ doon jëli ci secte yi nga xamee ne ci le roi Salomon jóge fa dem ba ci les vieux rites yu nga xamee ne mooy égyptiens yi ci biir loolu ñi nga xamee ñoo demoon ci croisade yi templier yooyu ñoo ñëw indi ko ñuy daal di jël ko intégré ko ci ñoom seen ay pratique ci biir pratique yooyu da ngay gis 33 coups de couteau 33 meurtres dégg nga 33 conseillers yoo xamee ne ñoo taxaw ci biir franc-maçon yi mais coups de couteau yooyu ngay tudd ak meurtre yi loolu bokk na ci sacrifice yi boobu dafa bokk ci sacrifice yi bokk ci li nga xamee ne moom la ñuy wax les initiations occultes ak yi nga xamee ne ñoom boo nekkee au 18e degré dégg nga nekk grand maître 18e degré xam nga boo defee 1 plus 8 daf lay jox 9 te 9 mooy Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam parce que 9 boo defee 92 nga jël ko multiplier ubbi ko daal di multiplier 9 par 2 daf lay jox 18 soo jëlee sa loxo ndeyjoor soo xoolee ni gis nga 18 la yàlla def fi ci 18 mais Jean lan lañ ci mën a comprendre exactement secte maçonnique ñoom ñooy opposé religion musulmane religion chrétienne wala lan moo tax ñuy jouer ak les chiffres yi nga xamante ni mi ngi ci Coran bi wala mi ngi ci Bible bi parce que ñoom ci origine bi nga xamee ne foofu la ñu taxaw ñoom ci seen nee naa la dañu importer ay pratiques ak ay rites yoo xamee ne ca commencement ba comme par exemple léegi nii soo xoolee rites yi nga xamee ne moom la ñuy wax du roi Salomon dégg nga suñu demee ba roi Salomon temps bi nga xamee ne ci lay tabax li nga xamee ne le temple de Salomon actuellement nii moom mooy mosquée bi nga xamee ne moo nekk Jérusalem Al-Aqsa donc ce qui fait que ak mur de lamentation boobu te mur de lamentation bi soo demee soo ko mesurer 144 mètres la lay jox da ngay def 1 plus 4 plus 8 mu daal di jox 9 donc loolu ñuy ki seen kii yooyu dafa mel ni man bi may analyser situation bi dafa mel ni ñoom li nga xamee ne moom la yàlla doon jël di ko xeexee seytaane moom la ñu jël di ko dundal daal di nekk nag li nga xamee ne ay adeptu Lucifer comme nee nañu Lucifer moom mooy indi seytaane moom mooy leen di indi leer yi nga xamee ne moo nekk ci frère ci ñi nga xamee ne ñoom ñoo bokk ci biir franc-maçonnerie est-ce que nekkul du Lucifer moom mooy ñoom yàlla ji nga xamante ni moom la ñuy waxal parce que mooy seen yàlla effectivement Lucifer mooy seen yàlla du seen yàlla leer la boo xamee ne du seen yàlla parce que ñoom pour ñoom nee nañu am nañu benn am na le maître de l'univers moom mooy ki nga xamee ne moom moo defar suñu cosmos bi nii ñoom reconnaître nañ loolu mais kookan la kookan la mooy seen maître de l'univers boobu mooy kan mooy yàlla mais seen yàlla jooju ak suñu yàlla nekkul benn non xam nga buñ ne la le maître de l'univers yow da nga naan yàlla moo defar adduna bi waaw mais ñoom kan ñoom ci seen bopp yàlla bu mag bi reconnaître nañ ko bu mag a mag bi waaw ñun bi ñuy jaamu ñoom reconnaître nañ ko mais dañu wax ne ñoom que ne yàlla boobu attanul wàcc ci doomu aadama pour doomu aadama boobu di mun a taxaw di wax ne yàlla nee na yàlla wax na ñoom foofu la rupture maanaam gëmuñu yonent yi gëmuñu ne yàlla mun na wàcce leer boo xamee ne day ñëw ci ñoom paradoxe bi ci nekk nag mooy ñoom naka lañ mun a gëmee loolu ba pare daal di taxaw ne Lucifer
mooy ki nga xamee ne mooy seen leer gi nga xamee ne moo leen di illuminer mooy jant bi. nekk benn bët waaw bët boobu ngay gis noonu. nee nañu jant bi la. ak weer wi. mais ñoom su fekkee gëm nañ yàlla lan moo tax li nga xamante ni yàlla moom lay bañ maanaam mbiru seytaan ñu koy dundal ñoom ñu koy dundal. ci àdduna bi. mais xam nga ne par exemple léeg-léeg nga jékki-jékki daal di gis ne benn phénomène bu nekk terre à terre laa lay jox. da nga gis kenn ko xamee ne doom ji dafa dee. da nga jabar ji daal di jékki-jékki dee. bon mu jékki-jékki benn mbokkam daal bët bi dindeeku ñu daal moom mu ngi am xaalis ñu daal di ne la bon kii dafa dem jaay il a vendu son âme au diable. waaw te aussi da ngay gis aussi que ne les jinne dafa am. ak ñi nga xamee ne ay adeptes jinne dañu nekk sur terre. dégg nga ñoom li nga xamee ne moo leen soxal. moo di que ne defar nañ benn association boo xamee ne basée sur la fraternité. daal di am ay initiation yoo xamee ne dégg nga ñu ngi koy def ci adeptes ñi nga xamee ne dañ ci bokk waxoon naa la ci suñu émission yu njëkk yi. que ne jaaykatu këriñ bi ba ca milliardaire ba ca la bokk. mun na ci bokk. léegi nag su fekkee ne loolu ñoom ci seen bopp ñu ngi koy jël tout le temps di ko dundal. dégg nga ñoom boo gisee scandale financier politique àdduna. dañu jaay seen gëm-gëm ci yàlla. daal di commencé daal di jël mbirum àdduna jiital ko comme. li ngay dégg ñu taxaw ci sacrifice yi ci sacrifice yi ñoom yan genre sacrifice la ñuy def dañuy def ay sacrifice humain expliquer ñu xam. xoolal ñoom ci seen biir balaa ngay dugg te loolu dama ko bëgg a leeral. su fekkee ne da nga nekk grand maître. daal di nekk au 12e degré. doo laal sacrifice satanique xam nga sacrifice satanique. lu nekk ngi ci biir mais boo yegsee ba ci 18e degré. bi nga xamee ne ci ngay nekkee chef président maître. ak yooyu. ba yegg ci 33e bi foofu nag ngay am ay initiation yoo xamee ne di nga koy gis par exemple Lucifer di la feeñu. nga dem ba mun a feeñu Lucifer nga dem ba mun a jaaxal nit ñi nga dem ba mun a génne xaalis luxus def. dégg nga loolu yëpp ci biir moo tax franc-maçon yi am xaalis. moo tax ñu am xaalis. franc-maçon yëpp am xaalis. parce que bu ñuy def seen sacrifice yi. da nga ciy dégg léeg-léeg ñu lay wax ne le 33 coup bi ñu war a porter. ci sacrifice humain yi wala sacrifice. dund bi nga xamee ne moom la ñuy sacrifier. du passer 33 coups. 33 coups. alors après da ngay dégg ay meurtre au 33e degré. dégg nga du ñoom seen mbir mi. nee nañu dafa am benn mutisme bu nekk benn espèce su loo xamee ne mu ngi ci biir chiffre 33 boobu. ñoom secret bi foofu la nekk. pour ñoom. fa la xaalis ba di nekk. fa la pouvoir ba di nekk. fa la pouvoir ba di nekk. fa la seen célébrité di nekk. voilà seen kii daal di taxaw foofu. ñu daal di yow bu ñu la fa dugalee. dégg nga ngay dem ba nekkee grand maître. au 33e degré ñu daal di commencer di la jàngal nan ngay yan sacrifice humain nga war a mun a def. ak lan ngay war a mun a tafa pour nga mun a daal di épanouir sur le plan. mais demoon nañ bay wax Nelson Mandela kii la franc-maçon 33e degré lu ni mel. dëgg la non xam nga franc-maçon 33e degré. mooy lan ça mooy li ma la expliqué léegi. ban moo ci gën a mag 36 degré. 33 du passé 33. 33 même gis nga seen conseil bi sax. c'est 33 membres. au tiers la ñuy kile. lépp lu ñuy def 33 la. mais boo xoolee ci biir religion yi. da ngay gis chiffre 33 dafa am son importance. dollar américain gis nañ ci In God We Trust ban yàlla la ñuy waxal. non xam nga non du ay yàlla yu ñuy waxal. kan mooy seen yàlla. tamit gis signe boobu am na feneen fu ñu koy gis. fii ci Sénégal xam nga par exemple ci doon naa la ko wax. Jean ma ne signe boobu am na feneen fu ñu koy gis fii ci Sénégal. In God We Trust. In God We Trust. fu ñu koy gis. Sénégal en Dieu nous croyons. waaw non je sais. gis nañ ko ci dollar américain bi. voilà gis nañ ko feneen fii ci entreprise bu mag a mag. waaw mais entreprise boobu. xam nga entreprise bi il faut nga dugg def fay enquête pour mun a xam exactement. li mais tey na xelu ñu bari de.
franc-maçonnerie. xel baa nga commencé tey. xel yaa ngi commencé tey bi nga xamee ne wax naa la léegi ci wàllu seytaan. ni ko diine yi. di daxee di combattre ñoom ñu daal di yëkkati diine sol seytaan sol mbubu moomu. yaa ngi dégg. et puis aussi xam nga toujours franc-maçon boo nekkee di def ay recherche. doo ñëw rek daal di gis. en god yi trust ak yooyu. doo ñëw rek daal di dugg ne yee fii franc-maçon moo fa nekk ak yooyu wax naa la ne. ñoom seen travail d'approche mooy li nga xamee ne moom la ñuy wax le travail au corps. le travail au corps boo ko gisee ci ba combat de corps à corps. da ngay gis que ne dañuy dóor ci faar yi pour sonal la. bu ñu demee di dóor dugal la ci ay initiation ba 18e degré. ngay dem ba passé 23 24 ñëw ba 33 ci biir yooyu yëpp dafa nekk loo xamee ne dafa ëpp l'entendement ndaxte ñun ci suñu bopp. da ngay jékki-jékki rek dégg ku la ne franc-maçon boo ko nekkee da ngay dem safara. yaa ngi dégg. te loolu c'est pas aussi yàlla waxul kenn ne diw day dem safara. mais non. mais ñoom weddi nañ yàlla. non xam nga. jaay nañ seen am. xam nga ña ngay dundal la nga xamante ni moom la seytaane bëgg. ñu ngi dundal loolu. mais Ndeye Comba. xoolal par exemple lii. xam nga bu njëkk ba. ñun bi ñu nekkee xaleel. ak suñu mag yu jëkk ya soo taxaweek jigéen nga daal di laal lex bi walla nga fóon lex bi rek. ñu ne la lay yow tey nga dem safara nga tiit. mais léegi doo yem sax ci raay ko mais da ngay dem ci ay yoo xamee ne ba léeg-léeg li nga xamee ne inceste yi nga xamee ne yàlla da ko aaye sax da nga koy gis ci société musulmane. et ça c'est un scandale xam nga. dafa am perversité yoo xamee ne ñu ngi ci biir te yooyu yëpp dégg nga ki nga xamee ne mu ngi xalaat ak xelam. dafay wax ne def leen li yàlla bëgg. ba leen moytu leen inceste. moytu leen adultère. dégg nga te yooyu yëpp nga xamee ne diine yi moom la ñuy aaye. mun nga dem foofu fekk ko mu daal di nekk ci mais du tere danañ leen daan ya ñu mérito. ñanti danañ leen daan ya ñu mérito ñi nga xamante ni ñoo koy def. non mais xam nga par exemple. boo demee ci benn religion. ñu daal di ne la. bu fekkee ne une faute avouée est à moitié pardonnée nga daal di ñëw ci curé bi ne ko non j'ai fait péché. mu daal di la wax ne la naka la tuddati comme wax nga ko tu es pardonné. nga daal di ñëw par exemple ci diine l'islam ñu ne la astafurlah ak yu mel noonu ñu daal di ne la jeex na. waaye bu ko defaat. nga daal di jékki-jékki boo deful même geste bi nga def sax nga daal di defaat beneen boo xamee ne dafa taxaw fële nga daal di ne astafurlah. dégg nga yàlla ne bàyyi naa boobu léegi xaaral ma jógaat ci beneen bu bees ba nga def pour kii ak yooyu nee nga astafurlah mu bàyyi la xam nga dafa am yenn yoo xamee ne. lii. mais Jean li ngay wax ni religieux yi duñ ci d'accord ak yow de. non déglul dama la wax ci degré ak forme de bakkaar yi nga xamee ne ñoo tax. parce que instant bi dañu jàpp ni moom franc-maçon yi buñ dee safara lañ jëm de. waaw mais ñoom yàlla moo leen déey. mais yàlla ci boppam. xam nga franc-maçon yi li nga xamee ne moom la ñu teg ça repose essentiellement entre le bien et le mal. religion yi ci loolu lañ nekk ñoom nee nañu fraternité la. li ñuy def noonu lu baax la. li ñuy def noonu c'est à but ay but fraternité égalité humanitaire ak yu mel noonu yàlla ci boppam moo di mooy ki nga xamee ne moo jugé man li nga xamee ne moo ci nekk. mooy li ma mun a wax ñi nga xamee ne ñoom ñooy soog a dégg émission bu mel nii. ci affaire franc-maçonnerie li ma leen di mun a wax moo di que ni. nekk na association boo xamee ne man duma ci yónni sama doom. duma ci conseiller nit pour mu dugg ci ndaxte nit ku nekk war nga mun a am li nga xamee ne mooy sa sago. ak loo ñàkk àdduna jarul ngay daal di toog di dugg foo xamee ne par exemple di jaay sa li ñuy wax sa am ak sa ruu di ko jël di ko jox jinne ndaxte mënuloo ŋarale daal mënoo yëg ci garab bi di lekk ca bay
dégg nga te gis nga pape bi nekk fii ci début pontificat am dafa taxaw carrément daal di ne mënuloo nekk prêtre ba pare nekk franc-maçon. dégg nga ba xoon naa la ne boo demee université Égypte. le 15 juillet 1978 ñoom ci la ñu génne benn fatwa boo xamee ne dañu ne on ne peut pas entrer dans les sociétés secrètes du franc-maçon rek hein. Il y a d'autres sociétés secrètes waaw sociétés secrètes les associations initiatiques mu nga xamee ne dañ lay initier mu compatible loolu ak l'islam mais booy dem di topp nag li nga xamee ne mooy constitution Maroc doo fa fekk fatwa boobu gaa ñi dugal ko ci. boo demee ci constitution Turquie doo fa fekk fatwa boobu gaa ñi dugal ko ci nga dem également ci Algérie doo ko fa fekk. alors ce qui fait que franc-maçon li nga xamee ne franc-maçonnerie li nga xamee ne moom la ci l'islam diine l'islam wax yëpp. mu nga ci fatwa boobu nga xamee ne moom lañ jël teg ko. mais soo xoolee comme ni ma lay wax rek que ni borom xel yi. dinañu ne le travail au corps boobu ma doon wax. mooy que ni sooy def baxiyaatu ba pare muy 33 dégg nga 33 nekk la moitié du chiffre de Dieu. mooy moitié wu nombre yàlla. mooy 66. dégg nga daal di jël Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam 92. nga 92 turu yàlla yi. yaa ngi dégg ak le chiffre 13 ak le chiffre 11 xam nga yooyu yëpp dafa am li nga xamee ne moom mooy kii bi chiffre 13 boo ko jëlee 1 plus 4 daf lay jox les 4 coins cardinaux. dégg nga 4 coins cardinaux yi dafa am centre boo xamee ne centre boobu mooy Kaaba gi nga xamee ne mooy centre àdduna bi. alors donc xam nga ñoom muy ñuy jël chiffres yooyu di ko yëngal. dégg nga di taf yëngal di ko woo affaire yi ay affaire di ñëw. ak yeeg yooyu am na leneen comme son nom l'indique secret boo xamee ne mu nga ca biir boo xamee ne tey ji émission bi du mun a tax ma xëy na yeggaguma ci gis ko mais tey comme ni nga ko waxee. saa su jot bu ñuy nekk di gëstu da ngay gis benn nouvelle événement bu bees génn. ba yaa ngi prépare pour que émission bi mun a continuer pour samedi prochain. waaw léegi ci yaa ngi doon wax ñi nga xamante ni la ñuy initier maam kuy dugg ci franc-maçonnerie. da ngay prêter serment waxoon nga ni am na ñoo xam ne suñuy prêter serment dañuy gàddu Coran. am ñoo xam ne dañuy gàddu guide Bible est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun ci loolu. voilà c'est-à-dire que bu fekkee ne ca li nga gëm moom lañ lay yëkkati moom lañ lay tegal par exemple bu fekkee da ngay ñëw nekk chrétien su fekkee ne da ngay nekk chrétien di dugg si booy dugg di waat dañ lay tegal Bible bi yaa ngi dégg bu dee da nga ñëw nekk jullit dinañ la tegal kii bi nu mu tuddati sa naka la tuddati Coran bi pour que nga daal di ci waat pour que bu dee juif yi la nga daal di dem ci nga daal di waat ci Torah ak Torah bu jëkk ba ak yooyu nga xamee ne am na ay pratiques yu nekk ci Torah bu jëkk ba ci l'Ancien Testament yoo xamee ne ñoom dañ ko intégré ci biir alors mais xam nga li wóor moo di que ni man dama am benn confiance ak appréhension ci ay sénégalais. parce que je me dis que ni je ne conseille du ma conseiller kenn nga dugg foofu ah. mais dama ne sénégalais bu jóg di fa dugg. Parfois xëy na peut-être foofu dama fi xaw a naïf parce que dama naan sénégalais gëmul dara. ah bon. oui parce que da ngay gis ñoo xamee ne dañuy gëm téere bi ba pare. di def yoo xamee ne du ñëpp nag. du ñëpp nag ah. parce que am naa nu mu tuddati benn copain Pape Gueye moom gëmul dara ah. mais jullit la démb rek mu ngi may wax naan ma gis nga man damay julli di taaya di def kii ma ne ko gis nga dara nga gëmul. parce que soo gisee ci pratique bi nga xamee ne moom la ñuy def dégg nga yàlla. li ñu ciy jàngal ci yàlla ak li ñu war a ragal ci yàlla ak li ñu war a ragal ci téere bi mais da ngay gis à chaque fois koo xamee ne dañ la
toqental ci diine Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam sooy agir da ngay agir ci loo xamee ne naka sudul noonu ci lu neexul yàlla rek ngay def loolu mooy li nga xamee ne moom laay wax dama xaw a naïf noonu parce que xam nga mais Jean ñu ñëw ci leneen loo xamante ni mais tontu naa ci téere bi ñuy kii ci téere bi waaw ku nekk la nga gëm daal booy dugg si bu dee musulman nga mën nañ la jox Coran bi nga teg ci sa loxo bu dee chrétien la ñu jox la Bible bi nga teg ci sa loxo bu dee juif nga ñu jox la Torah bi nga teg ci sa loxo bu dee nag gëmoo dara athée luñ lay jox boo gëmul dara da nga athée non xam nga athée ñoom seen affaire ci affaire athée daal mooy ku gëmul dara gëmul yàlla gëmul yonent gëmul dara mais foofu contradiction athée la parce que boo ñëwee ñu daal di la defal serment ne la da ngay gëm da ngay gëm Lucifer nekk waaw ne di jaamu Lucifer parce que Lucifer moo lay indil la lumière kon ci ñooñu lay gën a yomb franc-maçon ñi gëmul dara ci ñoom lay gën a yomb non mais c'est ay kii la ñu c'est ñi gëmul dara ku gëmul dara mais boo ñëwee ne da ngay gëm tuubaat nga dugg ci maanaam dañ lay formaté daal. da lay formaté ci sur benn idéal boo xamee ne Lucifer mooy patron bi. benn minute rek ñi xamul Lucifer. ñi xamul Lucifer. waaw mooy Lucifer. non Lucifer mooy c'est Satan. seytaan xam nga seytaan. dafa nekk li nga xamee ne ba Jésus ba mu toogee seytaane moo doon ñëw. dégg nga Satan mooy que ne les enfants de l'enfer. ak yooyu nga xamee ne da ngay toog pratique yi nga xamee des fois sax nga gis ci kenn koo xamee ne parce que ci temple yu jëkk yeeg yu mel noonu da ngay gis les anciens maîtres da ngay jëkk seen âme ak seen fantôme di génn yooyu ngay gis noonu yëpp yooyu yëpp ci wetu franc-maçon yi la nekk ca la nekk ñu leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey ji Ndeye Comba Moreau dalal ki nga xamante ni mooy Jean Fall nekk psychosociologue astrologue ak théologien ñuy waxtaanee lépp lu soxal wàllum franc-maçonnerie. Jean Fall titre yi lay di honoris causa ak bu université bu Yale saa su ne ñuy gis ñu ngi koy jox ay kilifa ci àdduna bi ñu daal di jàpp ne société secrète Skull and Bones nañoo ko daal di fondé ci atu 1832 ci université bu Yale lu ni mel ñooñu ay franc-maçon lañ dëgg la fii ñu fay jox honoris causa bari na de torop sax ñu fiy jox honoris causa bari na ma ne ñu xam nga dafa am lenn loo xamee ne boo ci dugg da ngay ci maandu xam nga par exemple ndekki tey jile ndekki suma benn ay spaghetti ci bool yi nekk file dégg nga dóor kii bi daal di taxaw ne la loolu yëpp franc-maçon la xam nga loolu dafa yomb xam nga loo vérifié wul ba xam ne exactement moom lañu waaye da ngay gis da ngay jékki-jékki dugg ci biir jàkka gis benn franc-maçon ne Allahu akbar ñu koy ñaanal dafa am mais Jean tontu ma ci li ma la wax non dama la bëgg a wax ne la du ma la wax à 100% ne la ñoom la mais suma xel day tey na ci ñoom mais nee nañ société secrète bi Skull and Bones waaw xam nga mi ngi Wikipédia waaw mais xam nga toujours les sociétés secrètes comme son nom l'indique xam nga boo ci boolee secret rek ce qui veut dire que ne mun na am loo xamee ne man mun naa koy ñoore mais mun naa ko xam parce que da ngay gis bu dee ci religion yi la da ngay gis kii jël hadiis Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg nga wax ci lii dégg nga dem ca kële mu daal ne loolu amul lii moo fi am xam nga bu yàggul rek gis nga fi benn waay yu fi taxaw fii di taxaw ne la mari boo séyee takku suuf baax na ñeneen ñi ne ko takku suuf dégg nga jaarul fii dugg na fi xam nga yooyu yëpp ay kii la yoo xamee ne société da nga leen di xam dégg nga comme ni nga ma doon laajee dollar américain bi dégg nga daal di gis ne ñoom franc-maçon yi nañu nekkee foofu ak Halloween yi nga xamee ne seen pratique yooyu ñuy def noonu yëpp xam nga nit ñi dañ lay wax ne la ay Halloween ak les fêtes ay feetu Satan li nga xamee ne mooy les solstices ak équinoxe yeeg yu mel noonu di nekk les 1er juin 1er août ak yu mel noonu ak les fêtes d'Halloween xam nga mooy suñu kii yu taajaboon déguisement taajaboon yooyu xam nga yooyu yëpp ce sont des pratiques yoo xamee ne la loge de York
xam nga yor ko moom it inspiration personnage la boo xamee ne ñi nga xamee ne ñu ngi nekk société secrète yi nekk Amérique ñoom ñoo nekk ci kii yooyu ci ñooy développé loolu te ñoom par exemple boo mënee la loge bi dama lay wax ne la franc-maçon la mais loge bi franc-maçon la waaw te ñooy joxe honoris causa ñoo koy joxe bon léegi bu ñu koy joxee mais dañ koy jox ko xamee ne doo kii la parce que mën nañ ma jox honoris causa te du ma franc-maçon ah bon mën nañ ko jox koo xam ne du franc-maçon mais de toutes les façons kuñ ko jox bu fekkee ne kuñ ko jox moom nga moom. est-ce que dinañ woo Ndeye Comba mii rek di ko jox ab honoris causa bés buñ la ko joxee de. bés buñ la ko joxee. te naka la tuddee nga nekk fii. dégg nga di dugg ak di génn nekk fi ministre nekk fi dara ak yeeg yu mel noonu. franc-maçon nga. kon kay tontu nga léegi ñu dem ci leneen Serge Abat Galardo nekkoon ab franc-maçon nee na ay avortement comme ni ñuy déggee temps yi fii ci Sénégal ay avortement médicalisé ay euthanasie maanaam ku feebar ba sonn ñu rey la ay mariage homosexuel maanaam daganal góor ak góor jigéen ak jigéen ak ñu ni mel nee na loolu lépp franc-maçon yi ñoo koy manigancé mi Serge Abat moo ko wax. Ndeye Comba déggul kooku gis nga li mu wax noonu. mun nga a priori wax ne franc-maçon yi ñoo nekk derrière. ndaxte su fekkee ne. yow da nga nekk ci organisation boo xamee ne. dégg nga dañuy def ay sacrifice humain. dégg nga di sacrifice yooyu ñuy def noonu dégg nga bokk ci rite yi nga xamee ne moom la ñuy def rituel lay doon te rite yoo xamee ne ñu ngi inspiré woo depuis yontu yàlla Souleymane dégg nga jaar ci Égypte ancienne te lépp ci Égypte bu njëkk ba 90 et 93% ritu Égypte yi ñoo nekk ci biir dégg nga mu am nag li nga xamee ne mooy paysage cosmopolite bi nekk ci biir association bi ay góor jigéen a ngi ci ay li nga xamee ne mooy nu mu tuddati mariage homosexuel yooyu ngay wax noonu secte yeeg yëpp ñoom da ngay gis ci association bi wax naa la ko keroog daf la xaw a rëcc mais pour ñuy déglu ma ne leen ñoom dañu ne ñun association boo xamee ne la ñëpp ñëpp bokk nañ ci fraternité liberté égalité fraternité loolu la ñu kii slogan France ci loolu lañ inspiré wu. ci loolu la ñu inspiré wu. mooy république française république liberté égalité France égalité. alors léegi bu fekkee ne ñoom ku nekk mun nga dugg amul xaj ak seen foo munti jóge mun nga ci dugg. bu ci biir. étude sociologique bi nekk ci composante nit ñi fa nekk góor jigéen ñi dañuy am lobby bu fa nekk li nga xamee ne mooy politiciens yi dafay am lobby bu fa nekk ñi bëgg xaalis dafa am ñu lobby bu ñuy bëgg a nekk te ci biir loolu mooy li nga xamee ne moom la ñuy wax ne ñoom ils sont apolitiques xam nga dañu ne ils sont apolitiques fekk ñu nga ca biir fekk affaire politique fu mu tojee ñoom la ñu seen loxoom nga ca biir affaire scandale financier yi ngay dégg nii yëpp ñu ngi ci biir. ñu ngi ci biir. waaw waxuma nag nga daal di ne scandale financier yu Sénégal yi yu Sénégal yeeg yu mel noonu. yëpp bu fekkee ne nekkuñu ci mun na ñu jaar ci ay góor jigéen mun nañu bokk ci ñi nga xamee ne parce que góor jigéen dootoo xam léegi. am na ñoo xamee ne nëbbatuñu. mais am na ñuy wax franc-maçon yu bari ay góor jigéen lañ. mais de toute façon. am na ñoo xamee ne bu yàggu rek gis nañu benn kuy nodd ci jàkka nekk góor jigéen alors donc yooyu yëpp ce sont des choses yoo xamee ne déggoon naa li li nga xamee ne moo avéré moo digg tey jii su ma la waxee ne la l'œil bët bi nga xamee ne mu ngi ci franc-maçon yi l'œil qui voit tout mooy la lumière de Lucifer loolu moom dafa leer ne ñoom bind nañ ko su ma la waxee ne la seen charte yi mu ngi reposer ci la loi constitution bu Anderson dégg nga bu ne yàlla mënul wàcc ci doomu aadama pour que muy prêcher
pour que muy mais Jean est-ce que nekkul misaal gu ni mel ñu wax ko ci alxuraan ni axiiru zaman maanaam àdduna bi buy bëgg a tukki dana am seytaane buy wàcc ñu koy wax dajja di séddale xaalis bu bëree bëri est-ce que lu ni mel mënuñ ko tëkkale ak li nga xamante ni mooy l'œil du qui voit tout bi nekk ci biir franc-maçonnerie. non est-ce que amul liaison. non amul liaison parce que œil boobu ngay gis noonu. si su fekkee ne. ci misaal parce que l'islam day junj. non xam nga loolu ñuy junj xam nga ñoom. œil boobu ngay gis noonu dañu ne moom c'est la fusion. de la lune. ak du soleil. dégg nga d'ailleurs sax bu ci nekk daf ci am tur soleil bi mooy Urus kële mooy Thoth. alors donc ce qui fait que loolu ñuy wax noonu di gaaw a comparer. Mais am na yoo xam ne parce que soo xoolee franc-maçon. dafa franc-maçonnerie dafa topp religion yi. dafa topp religion yi di jël ay affaires. di jël ci biir dégg nga ba yegsi ci li nga xamee ne mooy nu mu tuddati l'islam. après rek nga daal di gis ñu mel ni luy bëgg a seey. yaa ngi dégg donc l'islam bi prévoir ñu ko woon. mais l'islam bu ñu duggee ba ci biir rek da ngay gis ne par exemple léegi ñoom foofu ñu taxaw. maanaam l'islam moo leen mën a xeex. l'islam mën na leen xeex. parce que l'islam mooy bi dëggu bi wóor ak bi wóor. ndaxte ñoom ci chiffres yi nga xamee ne moom lañ doon jël. xam nga par exemple boo xoolee ci chiffres yi ñu delluwaat ci chiffres yi xam nga dañ lay wax le chiffre 13 le vendredi 13 ay yu mel noonu kooku ce sont des chiffres yoo xamee ne occultes boo xamee ne le vendredi 13 il peut t'arriver des choses tu peux mourir des trucs comme ça. mais loolu nga gis mythe boobu nekk ci vendredi 13 ce n'est rien d'autre que. ay coïncidence yoo xamee ne amoon na ci jamono yi nga xamee ne moom laa lay citeel xam nga dafa amoon benn roi boo xamee ne bu tuddoon Philippe le Bel. xam nga moom dafa xëy benn bés rek daal di gis le portrait des 12 dieux mu ne nañ defar basam boole ko ci 12 dieux yi xam nga kon donc kooku beewoon na. ba ñu defaree portrait ba placé ko ci portrait yi ñu defaroon seen yàlla yooyu ñu doon vénérer. te suba ga lañ ko rey moom. yaa ngi dégg. ñu demati ba ci le 13 vendredi 13 1307 dégg nga les templiers mooy ñi nga xamee ne ñoom ñoo nekk ci église bu njëkk ba ak yooyu dégg nga doon bokk ci ñi doon def ci croisade yeeg yooyu doon commandé ki yeeg yooyu xam nga bu njëkk ba église bi moo doon régenter un tout petit peu l'Occident. alors donc ñooñu ñu daal di leen assassiner un vendredi 13 donc boo deelee vendredi 13 boobu. nga daal di ne vendredi 13 dina arrivé quelque chose ak yu mel noonu nga ñëw ba ci biir alxuraan. boo jëlee téere alxuraan bii ngay gis ni nga jël saar bi ci jiitu. soo compté aaya yi nga xamee ne ñoo nekk ci biir juróom-ñaar rek la mooy Fatiha boo xoolee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamee ne moom mu ngay gàddaay. di génn Makka yàlla ne ko génnal Makka pour dem Madina saar ba fa mujj wàcc mooy sóoratu Naas. boobu boo ko calculer aaya yi nekk ci biir paasewul juróom-benn soo jëlee juróom-ñaar yi nekk ci Fatiha. nga boole leen ñoom ñaar daf lay jox 13. nga dem ci sóoratu Baqara xam nga ko. mooy bi nga xamee ne fa la raay ba téene. soo ñëwee di fa xool aaya yi nekk ci biir di nga fa fekk 286 aaya yoo xamee ne le multiple de 286 da ngay jël 13 di ko multiplier 22 fois pour yegsi ci li nga xamee ne mooy kii bi may ma tuuti rek foofu. parce que dafa am importance ci biir loolu nga xamee ne moom mooy chiffre 13 boobu. saar bi nga xamee ne moom mujj wàcc ci xam nga dafa am téere boo xamee ne moom la ñuy wax le Coran mecquois. xamoon nga lool. non. mooy saar yi nga xamee ne dañu wàccee Makka. loolu dafa téere alxuraan la. dégg nga ci saar bi mujj soo compté arafu arab yi nekk ci biir saar bi minal jinnati wa naasi. da ngay fay fekk 13 lettres arabes ngay fekk foofu minal jinnati wa naasi. waaw te boo gisee may jël référence boobu. ñu ngi taxaw ci ñi nga xamee ne dañ ne seytaane. mooy suñu chef. seytaane mooy suñu chef.
dégg nga ñu taxaw fii ne ñun ñi nga xamee ne mooy yàlla bi nga xamee ne moo sàkk ñëpp. ñun moom la ñu gëm man ak yow ni ñuy wax nii. ak ñi nga xamee ne ñoom la ñuy fexe ba ñu comprendre li nga xamee ne mooy ñiy suuxat seytaane pour mu jóg. dégg nga ak ñun ñi nga xamee ne ñu ngi jéem a bay pour que l'islam ak diine yi gën a yokku parce que ku ci nekk rek fa nga yaakaaree dajeek sa borom. ci diine laa wax de. waxuma ñoom xëy na def nañ choix. ak ñi nga xamee ne ñu ngi ciy dugg ñi nga xamee ne xamuñu ko peut-être xëy na émission bi dina mun a tax ba dina freiner seeni ay élan ba nga xamee ne àddina jarul nga daal di jaay sa am au diable. mais ci fas bi rek waxtu bi jeex na tàkk. fas bi tamit bokk na ci signe maçonnique yi gën a am doole est-ce que mën nga ñu ñëwaat ak ñun ci signification bi. waaw léegi fas bi man su ma doon comme dinañu amaat beneen émission. waaw ñu daal di jël fas bi. dégg nga taxaw ci kii. parce que suñu pédagogiquement su fekkee ne kii nañu jël nañu yëpp bëggu def kii bi. auditeurs yi duñu comprendre parce que ñu ngi wax alxuraan ak ñu ngi xam naa ne am na tout de suite ay oustaz yu daal di taxaw ni mais dama leen di wax li muy wax tegu ko fenn. non kooku moom. instant bi Jean Fall ñu bëri ñu ngi lay kii de. kooku ñoom mënuñu. parce que boo nee buñ dee duñ dem safara gars yi ñu ngi taxaw de. waxuma la loolu de waxuma fi loolu dama la ñoom ci seen bopp nee nañu ñu ngi ci biir ñoom le maître de safara. ki moom safara. buuru safara. mooy seen leer. mooy leer gi ñu topp. parce que ñoom ba tey du ñu wax yàlla. ñoom dañuy wax maître. maître xam nga mooy président. ci ñoom. moom li ñu mën a comprendre ñun président. mooy li ñuy mën a comprendre xëy na peut-être yàlla dimension bi ñu ko teg ndax dimension bi. nee nañu. dimension bi Lucifer. mooy seytaane bi nga xamee ne yonent Yàlla Isaa moom la doon xeex seytaane boobu parce que boo ñëwee fii nii da ngay gis ay góor jigéen yeeg yu mel noonu dañu naan la rek seytaane moo fa nekk dégg nga weeru koor bi dañuy téye seytaane. bon seytaane dafa am ay doom Lucifer boobu dafa am ay doom dégg nga Belzébus ak ñoom ngay gis noonu ñëpp dégg nga ci biir ñi nga xamee ne moom la ñu wax c'est doomu seytaane yeeg yu mel noonu donc ci diine l'islam da nga daan gis toujours rek benn aaya la ñuy jël dégg nga dóor ko nga gis ñoom ñu daal di yem foofu mais yonent Yàlla Isaa dégg nga moom ci boppam dafa combattre le diable ak yooyu ba nga xamee ne sax ma daal di la jox fi benn kii boo xamee ne benn information que ni am na ay mbiru rab yoo xamee ne sax boo koy faj. dégg nga boo demee ci labbe yi ñoom ñooy gën a gaaw pour jéem a def la ay exorcisme yooyu nga xamee ne dindi ay rab wala xeex ak rab le malin seytaane dégg nga jinne ji nga xamee ne day jékki-jékki taxaw parce que fan yii yëpp boo dégloo rajo bi da ngay gis koo xamee ne dégg naa bërki démb benn ku ñu doon interviewé ci ay rajo rek. mu naan sama doom bi dafa am lu ko topp jékki-jékki rek jinne bi pes ko ñëpp ñuy dégg sax dégg pes bi. ci biir kii beeg yu mel noonu yooyu yëpp dafay dañ koy exorciser ak saybatu boobu fi nekkoon yàlla na ko yàlla yërëm donc doon faj mbirum rab yeeg yu mel noonu dafa am ay psaume yoo xamee ne ci bible bi la nekk booy bëgg a faj yenn faj yi foofu ngay dem pour mun a kon fas bi dinañ ci ñëw samedi prochain ñu ñëw ci fas bi dugg ci biir xanaa li muy maanaam signification bi dafa am doole. non xam nga. mais ñu ñëw rek waxtu bi jeex na tàkk 1 minute rek est-ce que yenn saa yi dinañ am guerre entre les loges maçonniques est-ce que loge maçonnique yi parfois dina exister ay différences ci seen biir juste 1 minute. voilà effectivement. boo demee ba ci loge bi nekk Scandinave. loge scandinave yi. ñoom dañu toléré woon que ni catholique yi di dugg ci biir li nga xamee ne mooy seen loge yeeg yooyu. mais traditionnaliste yi mooy opposition boobu moo nekk entre loge scandinave yi ak li nga xamee ne moo di traditionnaliste yi nga xamee ne. ñu nga commencé ca loge Londres ak le Grand Orient de France ak yu mel noonu. mais lépp lu ñuy kii ñii dañuy d'accord ñii duñu d'accord
d'accord muy comme mu ngi mel ni comme li nga xamee ne rek mooy da nga ko fàtte xam naa ne mais beneen yoon ñu kii ko mooy franc-maçon yu jigéen yi. dégg nga nan la ñuy kii yeeg lan la ak kañ lañ leen toléré. yooyu yëpp dina saf xorom parce que xam naa ne am na ay sénégalaises yoo xam ne. sénégalaises ay nu ñu leen di woowee franc-maçon wala. non franc-maçon. franc-maçon waaw. kon Jean Fall ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw Ndeye Comba jërëjëf maa ngi lay gërëm di la sant ci di rafetlu seen émission bi di rafetlu ñëpp ñi nga xamee ne rek ñoo ñu doon déglu te taxaw di ñu encourager tout le temps. te fàttewuñu également dégg nga suñu franc-maçon boobule Pape Gaye. Pape Gaye franc-maçon la moom franc-maçon la. man maa ko nommé franc-maçon. ah d'accord. parce que bu toogee ba si yàgg day jékki-jékki tiit ñoo ne moom yow mbaa gaa ñi duñ la sànni xeer. mais Jean ñëpp ñu ngi laaj est-ce que yow doo franc-maçon sax. non mais loolu mënul ne parce que man damay jàng di jàngale ci biir franc-maçon. donc li wóor moo di que ne bu sama doom di fa bëgg a dugg ma ne ko arrête. waaw te am naa suffisamment de caractère boo xam ne du ma bàyyi suma bopp noonu. kon suite bi ba ñuy jaajëfal ki nga xamante ni mooy Jean Fall nekk astrologue psychosociologue ak théologien ñuy waxtaanee lépp lu soxal franc-maçonnerie ñu leen di wax nag la suite et la dernière partie samedi prochain inchallah di jaajëfal suñu auditeurs yi ñu doon bàyyi xel Ndeye Comba Moreau di leen wax samedi prochain 10h jàpp 11h ba léegi ci franc-maçonnerie ak Jean Fall di leen jaajëfal bu baax.